Touba bëccëgub xasaayit la xalif général kullu murit woote tey ji fukki fan ak benn ci weeru août mu mel ni it lañ doon sàkku ci taalibe yi moo di ku si nekk fa nga nekk ndax mbas mi fi mu toll moo tax nga amal fa bëccëg ba waaye terewul jamono ji may àddu ngeen di teewlu du ñàkk si kanam tuut sax daan dem sa diwaanu Touba xool campé décor bi ndax foofee nee nañu kon taalibe yi bari nañu fa lool ngir nag jëmmal bëccëg bi le député du peuple El Hadji mu mel ni kon bëccëg bi bëccëgu ñaan la te ñaan nag lu am solo la rawatina fi mbas mi toll. daa mosoon di am nag gis nga dund jullit maam li koy valoriser. dund jullit li koy ñàkk mooy mu am temps bu bëri bu muy consacré ci wàllu ñaan xam nga tey boo gisee dëkk bi ni mu bëree ay charlatan ay njibar ñuy rey nit ñi leen agressé parce que dañu génn ci yoon bi nga xam ni mooy yoon bi lié directement jaam bi ak boromam muy ñaan bu musaan yéex a taw am na julli gu ñuy wax julli baaw naan bu jafe-jafe yi mel ni musaan am na lu ñuy wax salaatu i'tikaaf julli ci dem ci jàkka ji def fa benn temps bu yàgg wàkkiirlu ci yàlla delluwaat ci yàlla ñaan ko yàlla nag boo koy ñaan dégg na làkk yépp dégg na bind yépp xasaayit yi dafa am solo ndax lépp bàkk yàlla la kañ yàlla màggal ko julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu mooy ñaanu jullit mënut a génn cadre boobu wax yàlla ni ko yow yaa yàlla am reconnaissance ci kanamu yàlla ni ko man jaam la mënuma antanuma yow dara tëwu la situation bii laa toll génn ma ci situation bi julli ci sallallahu alayhi wa sallam loolu la sang bi woote tey jii impérativement Touba dina fees ak ay nit parce que itam ñaan dafa am solo mais kenn ku nekk suuf si nga am yaakaar ni boo fa ñaanee yàlla du la ko gàntal itam dafa am ay point la ci wàllu ñaan am na ñoo xam ni ñaan yàlla dina leen tax a jóge dëkk ba dëkk dem ci benn place bu leen kenn xamewul pour ñaan fa yàlla mais julli bu demee ba génn ci cadre ñaan yow booy julli yaa ngi fatax yi pour julli gi noppi daanaka julli ñeenti waxtu sax doo fa def 2 minutes mu noppi booy suul néew yaa ngi fataxee jóge ci sëg ya ñun canal yi ñu amoon pour mu ñuy permettre ñuy capter fréquence yàlla directement dañu dem ba tëj yooyu canal yépp bis yu mel nii nag moo ñu ciy dellu siwaat bu ñu ñëwee sukk ci kanamu yàlla jéggalu ko ñaan ko ngir génn ci situation yi am na mbas yu daan gën a metti yi xew léegi nii mbas yu doon gën a metti booy jàngee histoire yonent bi laataa ci ay maamam ay Abdul Manaf ay Hachim pratiquement néew na ci ñoo xam ni fi ñu dëkk la ñu génn àdduna misaalu Hachim misaalu Abdul Manaf Hachim ak Abdul Muttalib mu jur yonent bi li tax ñu koy wax Abdul Muttalib bi ko bàyyam tëxam rakki papam dem jëlee Médine indiwaat ko Makka c'est-à-dire kenn ku ne fa ngay dem tawat moo la fay fekk joo xamante ni bii dafay méngóog peste bu nekk fenn wala tawat ju nekk ci réew mooma dal la foofa nga daal di génn foofa àdduna donc mbas dafa yàgg ci àdduna bi mais dara mosu koo génne ci àdduna bi du lu ñaan encore une fois muy beneen jéegowaat bu am courage beneen jéegowaat bu jàngalaat nit ñi bu sëñ Muntaxa defaat encore une fois yal na ko yàgg a def parce que daaw la woon situation bi dafa compliqué woon ci jamonoy màggal gi ku nekk gisoon nga courage bi mu jël ndax ñeewante gi mu am ci perte économique bi yenn ci ay njaboot war a def et xam na ni itam bis bi ñuy sant yàlla di ko ñaan bis bu am solo la mu am courage ak détermination def màggal gi ñu génn ci sant yàlla bu baax kenn joxo ñu leen bi ñu jógee ci màggal gi ci wàllu Covid bi ren mu woote waat bis boo xam ne ñaan yàlla kese la am nañ ci yaakaar ni buñ ci génnee lu bëri ci jafe-jafe askanu saafara mën na ci am te yàlla nag yàlla awale fi mu ko doon awale fi mu daanelee Birahim dafa am solo xalif bi si boppam saa su ne dafay wane yoon bi ndax bi ñu njëkkee woote si jàppal ma jàpp gi moo njëkk a génn xaalisam dugal si moom sa xalif général kullu murid takk masque yi moom moo njëkk a joxe misaal bi di takk masque ndax foo ko gis dafay takk masque bi ñaan jotee moom moo njëkk woote ngir ñu amal si ak ñaan Mambay man dama jàpp ni ñun ñoo dëgër bopp rek ñun maanaam sénégalais waxuma ñëpp sax mais ñun ñoo dëgër bopp ndax suñu kilifa yi won nañu yoon wi ci wàllu mbas mi depuis le début yaa ngi koy fàttali sëñ Mountakha Mbacké Bachir bu ñu waxee waxu mbas ñu naan dañuy def collecte dañuy def ay quête ak yu ni mel avant ñuy wax ci yooyu sax yëkkati na 200 millions jébbal ko nguur gi à travers ministère de la santé ne lii de mooy sama participation ci lu jëm ci wàllu woowu mais yamu ci ndax am na ñu bari ñoo xamee ni tey loru woon nañu ci wàllu mbas mi sur le plan économique Mansour mu ngi koy fàttali léegi ñu dem ci situation boo xam ne ku nekk naan dinañ def màggal du ñu màggal dañuy def nangam mu indiwaat màggal même les économistes ci Sénégal ñi nga seen xam-xam dafa màcc ci wàllu économie ñu gis ni mbir yi tëjoo woon ñu def ay couvre-feu ak yu ni mel sur le plan économique lépp taxaw bi ñu defee màggal économistes yi nañu ne dafa am benn respiration bu bees
boo xam ne dafa duggaat ci réew mi. parce que lépp newoon tekk. ñu def màggal lépp jógaat. parce que tout simplement ba ci jaaykatu ndox ragal bi dañ tiitaanga gi dañ jaaykatu ndox beeg jaaykatu suukar jaaykatu tax ñëpp jógaat mu doon benn souffle boo xamee ni même sur le plan économique nguur gi da cee sentir boppam gis ci boppam. mais yemuñu ci ba ci tey bés bi nga xamee ne dañ ko jagleel xasida yi Serigne Touba yi mu fexe indiwaat message ndigal li mooy takk masque. ça veut dire que moom il est dans cette lutte depuis le début yàlla baaxee Sénégal kilifa diine yoo xamee ni chaque jour ma fàttali ko sëñ Babacar Sy Mansour premier jour la ne da leen wax nit ñi dëgg bi ci wàllu mbas mi. ba au fur et à mesure gis nga tey fu mu mujjee moo fi njëkk annoncé 3e vague. sëñ Babacar Sy Mansour. moo fi njëkk taxaw. ne ni jamais 203. yéen a ngi wax waaye 3e vague dina ñëw tey ñu ngi ci 3e vague bu compliqué. ça veut dire que ñun ñoo xaw a dëgër bopp. wala ñuy demee suñu xel waaye suñu kilifa diine yi muy ci diine l'islam